asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu dellu si waat ak yéen si seen émission bernde ak soxna Bilo tey nag ñu ngi leen di indil plat boo xamante ni soxna Njaxat Silla bu New York moo ñu ko commandé woon ñu koy wax paella paella bi nag ce sera fait à ma façon donc lii nag moo siy dem. dinañ soxla yàpp donc ku nekk yàpp bi nga am rek soxla nañu aussi soble. dinañ soxla little smokies muy maanaam ay kii comme genre nga ne hot dog yu ndaw wala saucisson yu lépp loo am daal dinañ soxla aussi clam muy maanaam kër wala li ñuy wax mooy buuj je crois ak aussi dinañ soxla tamit soo amee sa yoxos nga def bon man awma yoxos bu wow bi donc bu kii bi laa yore bu frais bi muy oyster dinañ soxla aussi crab tamit muy maanaam li ñuy wax jënkoom dinañ soxla shrimp dinañ soxla aussi mixed vegetables dinañ soxla saf-safal yi muy maanaam poobar laaj ak ku nekk yaa xam looy utiliser ak ceeb diw tamit dinañ ko def tey nag dañu am gan gan bu spécial nag ñu koy wax soxna Oumy waroon na ñëw nag bu yàgg muy madame Thiam mais dafa nekkoon fii di jéem a dosé yooyu noonu waaye nag tey ji indi nañ ko ba fii moom la ñuy jagleel nag Chinese food yi donc soxna Oumy bismillah. asalaamaaleykum man la soxna Oumy tey nag man maay doon sous-chef Bilo ci bernde je suis vraiment désolée nag le fait que teelu ma ko def depuis dañ doon njëkkante ak soxna Ndey Lalla mais comme jiitu nañu si nag ba tey alhamdulilah. donc gis ngeen ko soxna Oumy ngi noonu donc ñu ànd ak yéen si waañ bi kon bismillah. léegi nag liñ leen waxoon si paella bi moom ku nekk yaay xool noo ko sentiré yow yaay xool say mélange yi ngay def des fois nga xool lan nga am man tey dama yore ginaar yor aussi yàpp ak quelques fruits de mer ku nekk bu la neexee nga def ko boo xamante ni peut-être yàpp kese lay doon wala ginaar kese wala nga def boo xam ne fruits de mer kese lay doon yow yaay xool daal lu la neex rek nga daal di koy def donc dañuy ñëw fii li ñuy ñëw def mooy au lieu de ma commencer rosi ndawal lekk yooyu li may def mooy damay daal di jël little smokies yi muy maanaam xeetu hot dog yu ndaw yi waaw daal di koy def xaw ko rosi tuuti nga xamante ni dafay infuser goût bi day dugg ci biir kii bi diw bi léegi daal di koy seppi daal di commencer def ginaar gi parce que après dañ koy jël daal di koy lakk tuuti après bu ñu paree nag daal di jël yàpp ji ndawal li def ci ndawal bi moom soxlawul muy doore yu ëpp yooyu comme affaire bi dañ ciy dolli ay safran ak yu ma xamul yooyu comme ça mu ànd ak ceeb bu jaune donc am na yow da ngay def version boo xam ne tamit da nga ciy dolli da ngay nokk saale tomate fraîche mooy waaw tomate bu ñu kii wax fi lu nit xam de tey dinañ la put to the test tey ji ñu xool daal kan léegi Ndey Lalla nag moo fi manqué fi mu nekk nii bu ko defoon trio bi mat nag ma ne ko les trois mousquetaires mat nag fi mu ne nii. foo koy lakk ginaar bi si four bi wala si kii. mun naa ko def bu la neexee nga def ko si four wala nga def ko si barbecue grill yow yaay xool mais man dama koy def si e-wave bi mooy sama xam nga ni sama four boobu noonu. mais ku nekk yow yaay xool su fekkee ni lakk bi gënalu la par exemple yaa ngi nekk foo xam ne amoo possibilité lakk ko bu la neexee nga daal di koy rosi ba mu doore xam nga. def ko comme rek boo doon togg ceebu ginaar ak yooyu après daal di koy seppi donc léegi kii bi tàng na mun nañ def diw waaw mun nga def soo soxlawul ñuy bàyyi diw bi di tàng dañ ci ñëw rek def noonu ci biir waaw aca gaaw nabar soxna si nabar waaye dañu yàkkam si waaw mi fa waaw yow lan mën a tere woon ñëw boobu ba léegi jus bi au fait duma ko jus bi duma ko tuur dama koy réserver parce que goût bi daf si nekk dañ koy dolli encore si njulug bi daal donc dama koy boole si fruits de mer yi comme ça ñu mun a kii ñu mun ko réserver foofu donc ñu def loolu voilà maybe another minute après mun nañ ko xaw a seppi du xaw a sax dañ koy seppi voilà ma indi aussi ginaar bi
parce que dañ ko siy dugal. waaw anyway. waaw. léegi mën nga dem léegi yaay sama sous-chef. waaw maay sa sous-chef kay mais bàyyi rek nga def affaire bi toggukat baa ngay daw nag léegi li ñuy def fi mu nekk nii dañuy ñëw rosi ginaar gi lan lañ ko mariner mooy dañ si def comme lu ma leen di wax chaque fois dañ ko mariner ak turmeric seed mu nekk curcuma moom mooy koy jaunal mooy li ma leen wax noonu nga xamante ne moom mooy jox couleur naturelle ceeb pour mu jaune nga xam ne du am benn additif daal xam nga su fekkee ne ñu ngi jël comme safran Sénégal par exemple loolu c'est colorant alimentaire la donc su fekkee yow da nga bëgg a def naturellement da ngay jël lii curcuma nga def ko am na ñoo xamante ni dañuy utiliser liquide yellow food coloring waaw mais yooyu noonu bu si nekk dafa am duñ koy associé te man je trouve que kii sax food coloring bi dafa koy jox beneen taste. dafa am beneen sa kii bu nga koy goût quoi bu nga koy jox. ok donc léegi yow mun nga go ahead def voilà moom jarul ñu koy dooreel carrément. c'est juste donc si def moom herbe. waaw dama def thym laa si def muy thyme ma def si poobar laaj turmeric def nañu xorom aussi waaw donc loolu la ñu def nii pour le moment parce que après lii yëpp dafay dugg ci biir cin bi donc cin bi li mu togg bi dafa bëri goût yooyu noonu yëpp bu ci nekk dina dugg ci biir ndawal li donc mun nañu yokkaat suñu gaz un peu def ko feu moyen léegi li ma bëggoon def sànq moo nekk xam nga comme def nañ ci turmeric bi léegi dama koy defaale ci diw bi un tout petit peu pour mu dindi raw taste turmeric bi taste mooy maanaam goût bi mu am bu naturel bi dama ko bëgg a dindi waale nga xamante ni dafay coloré waale en même temps ginaar bi voilà xaaral ummi mun nañ commencer tourner gis nga jarul sax muy doore carrément am yeggali gaawal ma ne soxna si gaawal si togg bi waay dalay fàttali temps xale léegi en attendant ngay def loolu ma daggal la soble pour après lu ñuy rosé ci affaire yi mu ànd ak togg bi. doo ko bàyyi mu doore alors lii rek nga koy bàyyi quoi. waaw parce que li may def mooy damay jël comme dama koy dem lakkaat. donc bugguma ko overcook parce que sinon su fekkoon ni tey jii lakkuma ko dama koy bàyyi mu doore complètement fii nii avant ma koy dugalaat ci sauce bi quoi ci njulug bi mais comme dama koy lakkaat c'est juste rek pour mu am lu ko téye nii waaw coloré ko tuuti après ñu yeggalee ko. nga génne plat mun nañ ko def ci même récipient bi. doy na. waaw c'est bon non c'est bon. waaw parce que moom aussi dooreelu ma ko. dama koy bàyyi ci biir waaw. voilà li ngeen gis nii moo nekk li ma wax sànq li ñuy def muy maanaam dañuy dagg tuuti loo xamante ni moom la ñuy rosiwaale ci diw bi bu fekk buñ demee ba ci kanam tuuti fekk ñu sauté ndawal li donc moom lañ ciy def li ñuy dagg moo nekk soble poivron ak tuuti kaani dañ koy jël juste pour jox kii bi diw bi goût tuuti donc moom la ñuy def su ma paree mu tombe ak Oumy Fall mu paree kii bi kiyam yi doore ndawalam bi doore donc ñu daal di jël lii rek def ci yi ñu daggate nii bu ñu paree daal di njuluk après commencer xaw a nettoyer tuuti commencer sebet ceeb aussi le temps ñu koy tay ak yooyu noonu nga xamante ni daanaka ndawal li rek la ñuy xaar mu ñor moo ci gën a yàgg fi mu nekk nii pour ñor parce que bu paree rek jeex na yeneen yi ci des yëpp da ngay dugal génne seppi dugalaat seppi noonu rek. pendant que ñuy xaar lii di ñor da ngay lakkaale wala da ngay xaar au dernier moment. non mun naa xaar parce que lii dama koy dugalaat ci biir sauce bi avant ma koy lakk bi moo nekk dernière kii bi touche bi ñu ciy def. léegi dañuy def rek suñu genre nokkos bi ñu defaroon bi noonu. kii sama sous-chef bi fu mu daw waaw teel nii yeggalil léegi le temps ngay def lii ma daal di préparer defar nokkos bi léegi nga xamante ni bu ñu defee nokkos bi rek dañ ko ci daal di sotti yëf yi daal di commencer mais xeeñ na neex de macha allah xeeñ na neex lool yow tey la xeeñtul bu baax waaw ñu ngi la koy jox xoolal xeeñtul yaa ma doon ñaawal daaw ren nag baa lay ñaawal li ñuy def mooy
dañuy def soble ak poivron ak kaani yu ñu defoon donc boo leen xoolee soble bi laa commencé parce que kii bi dafa food processor bi dafa xaw a ndaw donc dama koy def en 2 étapes 2 ou 3 voilà dañuy def rek étape bu njëkk bi fii bu ma ñëwee defaat poivron ñu def ko ci biir après ma jël leneen li restant wu nokkos bi xaw ko réserver ba nga xamante ni léegi ñu waaj a sóor ñu daal di ko ciy dugal encore gis nga donc poivron bi kaani ñoom ñoo nekk fii ak tuuti soble léegi waaw desit bële moom laay def rek après loolu la ñuy réserver benn affaire bu ñu fàtte woon mentionné ci kii bi liste ingrédients yi moo nekk moutarde après dinañ ci def tuuti moutarde tamit donc dama ko fàtte woon comme ça kenn ngeen bàyyi ci xel dinañ dolli après dinañ def moutarde su ma ko jëlee rek dinaa ko wane après. balaa ñuy sóor ñu seppi yàpp bi def ko ci ñuwee bi comme ça du def comme sa ceebu ñebbe bi. mais xam nga lii il faut ñu dindi sax yàpp bi booy sóor quoi pour ceeb bi mun a nekk ci biir parce que cin bi dafa ndaw. donc ndawal bi foog nga seppi ko peut-être di nga fa bàyyi ay ñaar ak ñett yooyu noonu pour mu continuer ko jox goût mais majeure partie ndawal li da nga koy seppi après donc daal di koy ñëwaat defaat ci biir. léegi nañ jël suñu laurier aussi def ci. donc léegi ñu def suñu moutarde. ma def lépp. waa defal yëpp. léegi li ñuy def mooy dañuy bàyyi yëf yi di bax bu baxee après ñu daal di wàññi gaz bi xam nga. buñ ko wàññee après le temps ñuy nettoyer ak yooyu mu tombe nga xam ne bu ñu ñëwaatee ndawal li day daal di du def lu dul ñor ñu commencé seppi yenn yi dugal ci ginaar bi tuuti moom tamit comme ça goût sauce bi mën ci dugg nga xam ni bu ñu paree loolu tu vois ñu commencé dugal ci fruits de mer yi di seppi donc presque pratiquement togg bi ñor na waaw mu daal di pare. moo si gën a yàgg daal yàpp bi pour mu ñor ak exactement donc nañ dem nettoyer après ñëwaat ak yéen. léegi li ñuy def nii gis ngeen affaire yi commencé na kii ndawal li ñor na dañuy daal di seppi léegi buñ seppee daal di jël kii bi comme li ñu waxoon sànq rek def ko ci four bi en attendant muy continuer di togg foofu mais aussi bu ñu am temps mun a dugal ginaar bi nga xamante ni kii yëpp dina ci mun a dugg ok waaw léegi yow seppil sous-chef ci biir non mun nga seppi nii juste ba ñu def ginaar geek fruits de mer yi nga xamante ni bu ñuy dem bay sóor waaw nga xam day neex a seppi doo fi nekk di wër affaire yi ci biir donc mun nga def yëpp ma jël kii papier alu instant bi nga xam ne dañ koy tëj hermétiquement dugal ko ci biir four bi muy continuer di togg dama ko def kii fruits de mer non ginaar bi waaw ginaar bi lañuy waaw mais xam nga dama ne la dama koy dugal fii ba mu goût yi dugg ci ba pare après ñu door ko seppi nag léegi door a def fruits de mer yi so à peu près ñaata temps yooyu quelque chose comme 10 à 15 minutes xam nga xam ni fële lay gën a ñoree voilà li ma fàtte woon mentionné sànq mooy dañu amee woon desitu clam juice mu nekk kii jus buuj bi fi ñu koy baxalee comme boo koy togg nii fi nga koy bax boo ko raxasee ba mu set li nga koy baxalee dama ci amoon fii donc 3 bouteilles yu mel nii laa amoon lii c'est facultatif bu fekkee yoroo ko bu la neexee bu ko def donc moom laa ci def nii gis nga bu ma ko ci defee rek jeex na ci biir njulug bi rek lay nekk dafay yokk aussi goût ceeb bi voilà jox ko goût boo xamante ni du ndiroog ba tey goût ceebu yàpp xam nga day nekk goût paella ni muy mel ndax fruits de mer yi ci nekk daf koy gën a accentuer daal voilà loolu laa bëggoon mentionner ummi def na ginaar gi dañ koy bàyyi nii rek ndànk-ndànk bu ñu defee yeneen 10 minutes normalement ñu war ko mën a seppi daal di koy dugal nag moom ci four bi wala bu fekkee da nga koy barbecue ci biti nga barbecue ko mais loolu la ñuy def bu ko defee ñu commencé nag léegi di dugal fruits de mer yi di leen bàyyi foofu le temps ñu ñor ñu seppi leen après ñëwaat ak yéen. bu ko amul lii aussi mun na jël fresh fruits de mer au lieu de ñuy def yi ci paquet yi ñu fresh yi nii. def ko ci njulug bi daf koy génneel jus même. What do you mean by fresh? comme xam nga am na yoo xam ne c'est pre-cooked dañ koy pre-cook di ko jaay noonu. waaw mais am na yoo xam ne fresh la da ngay dem live nga dem jënd ko fresh. waaw mooy yii nii ñu yor nii.
waaw moom laay waaw boo bëggee def bii waaw pour mu jox goût bi nga mixé ko. léegi nag damay seppi ginaar bi nii. waaw pour ñu ñëw def ko si nu four wala nu wéef bi le temps muy ñor après buñ seppee ba pare li ñuy def fruits de mer yi waaw léegi da ngay dugal par benn benn. booy xool comme ça buñ koy seppi ñu mun ko seppee ndoo comme niñ ko dugalee ndoo nga xam ne bu ñuy xam nga paella moom boo koy assemblée boo paree bay teg foofu la wax ji nekk nga xam ne duñ fi nekk di wër lii fan la ana mook ana lele léegi yow seppil nga dugal yële le temps may dugal defal la kii bi ginaar bi si e-wave bi. ok donc ñu bàyyi ko à peu près ay 5 minutes. waaw 5 à 7 minutes rek. temps rek juste mu si saf après ñu ñëwaat encore léegi maa ngi lay defaral lii si e-wave bi. voilà léegi su ma defee nii daal di koy taal donc gis nga jeex na loolu rek la ñuy def bàyyi ko foofu. léegi maa ngi def crème bi. waaw. seppi nañ mussels yi. léegi by the way wax leen ni nga raxasee. ni ñu def mooy xam nga des fois comme bii nii normalement war na am yi nga xamante ni raxas nañ ko ba pare mais doo si fiyewu 100% parce que des fois boo ko laalee comme sànq gis naa ni raxasoon nañ ko mais amoon na tuuti quelques xajam-xajam yu si nekk mais soo koy raxas da ngay préférer def ko si ndox bu sedd bi parce que comme affaire yi kiiwul ñorul boo ko defee ak bu tàng bi rek day am tendance ubbeeku donc yow def ko ak ndox bu sedd bi donc di ko def benn par benn du la jëlal temps layandi ko benn par benn juste pour t'assurer que ni suuf bi deñ na affaire yooyu bu dul lool dafay xajamal sa togg donc léegi moom. bu ubbeekoo sax day release kii jus bi. exact voilà tu vois fàtt naa waa toggaloog la moom tamit. li ma waxoon sànq rek dañ koy raxas boo ko jëlee même suñ la nee raxas nañ ko ba pare vérifier parce que des fois day am tendance di am tuuti xajam-xajam ay mooy ban yeeg affaire yooyu suuf bi si nekk comme ça du xajamal sa togg léegi soo ko dugalee li ngay def mooy bu commencé ubbeeku carrément rek ça veut dire que ni kii na ñor na nga daal di koy seppi boo ko fa bàyyee lu yàgg li ñu waxoon sànq si mussels yi moo si nekk dafay rubbery dafay taf daal maanaam day dëgër day tax kii bi du tendre day nekk kii bu dëgër waaw paañ sax a koy gën a nooy booy xool beneen affaire bu ma bëggoon mentionner aussi mooy par exemple bu fekkee ni dem nga ba yëpp ubbeeku yi nga xam ne ubbeekuwul bu ko sax jéem a ubbi yooyu mooy yi nga xam ne dañ koy sànni baaxul daal donc loolu laa bëggoon mentionner waale parce que da ngay des fois di nga def yëpp yeneen yëpp ubbeeku nga am ay ñaar ba ñett yoo xam ne duñu ubbeeku duñu def dara yooyu mooy dañ koy discard daal. baaxul. donc ma xaar tuuti wala. waa xaaral ba ñu ubbeeku parce que ubbeeku ñu complètement mun nga defaat sa kubéer rek pour kii ko accélérer ko si tu veux. léegi nag kii bi ñor na. mun nga ko sepp fii. crème yi ñor na. ñu koy dindi. léegi affaire bi croustillant na ëlbati nañ ko. léegi dañuy xaar deuxième côté bi doore. léegi crabe bi ñor na. jumpoom bi ñor na ñu ngi koy seppi pour ñoo def shrimp bi. shrimp bi comme dafa gaaw moom la ñuy mujjee def. waaw parce que ay une luy shrimp mooy sippa. waaw donc li nga def léegi kii bi la mooy sauce little smokies yi dañu jël moitié bi def si beneen moitié bi dañ koy réserver suñuy sóor ñu defaale ko si mook nokkos bi. dañ ko dolli rek waaw. desaay dolli doy na nii wala yow da ngay bëgg mu ñor too much. bu ma kii de bu ma laaj. xam nga dama koy seppi léegi de. mais doo xaar tuuti it's a little bit pale. kii après day overcook. non bu commencé curled up rek ci man kii na parce que boo ko génnee day continuer di togg. léegi li ñuy def dañuy ñëw commencer xool suñu assaisonnement sebet nañu ba tey. léegi dañuy xool assaisonnement bi rek fi mu nekk nii daal di xool lu ñu war a dolleek yooyu après sóor dañ si defaale aussi desitu nokkos bi ñu réservé woon sànq bi waaw dindil kii bi si digg bi rek ma teel la voilà léegi comme utiliser wuñu kiiwu Sénégal nu mu tudd safran Sénégal dafa am benn truc boo xam ne dama koy tàmm di def pour xool sama couleur yu ceeb ndax baax na nii wala su fekkee dama bëgg mu ma yokkaat turmeric damay daal di def nii ci kaw ceeb bi gis nga war nañ mun a yokkaat waaw war nañ mun a yokkaat tuuti parce que boo xoolee
xaaral ma indi kii ko gis nga su ma defee nii laay mën a gisee couleur bi gis nga jusqu'à présent waaw des na donc bu fekkoon ni nag bu Sénégal bi la léegi gis nga bu fekkee ni am na koo xam ni moom jaunaay bi neex na ko mun nga ko bàyyi su fekkee kiiwu la bëgg nga moor da ngay dolliwaat rek tuuti ah Oumy mun nga ma ko bàyyil de parce que damay defar face mask pour lui donc yooyu noonu tamit xam nga ay astuce la si biir yoo xam ni dañ koy defaale parce que mun nañu boole waale bien-être tuuti ndax turmeric bi li ma leen di wax si bienfait yi si nekk maanaam mun nga ko utiliser si lekk mais aussi par exemple su fekkee ni da nga am comme man des fois damay am breakout su may togg nii bu xawee bari rek nga gis affaire yi di feeñ sama kanam bi donc li may def mooy damay jël turmeric bi ma boole ko ak yaourt plein boo xam ne c'est pas sucré wala lenn ma daal di koy jël def ko genre masque noonu léeg-léeg ma dolli si kii honey muy lem ma dolli ko si yëngal kii ko def ko ba mu mel ni pâte quoi après nag nga def ko sa kanam dool dina la dimbali bu baax mais il faut ku am discipline si loolu man tey ma def ko suba ma fàttewaat ko ginnaaw suba su ma affaire yi sonnalee carrément rek laa siy nekk di ko xaw a continuer def non duñ ko ub dañuy xaar tuuti nga xam ne lii doo si kii doo si dolli ndox nii rien du tout nii rek ngay def mu daal di pare suñu paree dañuy lal sopalin si kawam nga xam ne xam nga kii bi ci kubéer bi dafay génnee vapeur te waaw li ñu def nii njulug bi nii baax na nii carrément léegi ku mu neexoon nag à ce niveau mën nga loolu la da ngay jël kii moom laa wax paper towel moom laa la wax ma ne la sopalin après nga jël ko tey français laa la làkk nga laal ko kii bi mbuur ko si waaw wala torchon bu set nga def ko léegi dañuy bàyyi nii tuuti rek pour mu gën a mun a évaporer wu après ñu daal di ñëw waa lii la nii li yëpp si togg non damay xool gaz bi donc ñu demaat nettoyer waat après ñëwaat ak yéen incha allah voilà léegi nañu xool ceebu soxna Oumy Fall bi Coumba Ndiaye ton riz c'est joli machallah machallah jaune waaw c'est très joli ba pare dafa xeeñ neex oh vraiment yéene woon nañ leen si bu baax a baax a baax a baax a baax gis ngeen léegi fu mu nekk nii dafa mel ni pare la li ñuy def rek mooy maanaam jéem a yàq après daal di ñëwaat ak yéen xeeñ na neex adeefi waaw adeefi kay ay moom kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi yéen a ko gisandoo tey nag bernde la woon ak soxna Oumy ak soxna Bilo tey moom bernde bi noonu waaw léegi nag gis ngeen paella baa ngi noonu Ndeye Diakhaté j'espère que di nga kontaan si paella bi donc dañ ko def rek ñun simplal ko ku nekk yow yaay xool rek ni ko gars yi di waxee yaa xam nooy tojee sa bopp jënax la xaw ma donc muy maanaam yow yaay xool li nga xam ni moo la tànte nga def loolu yi nga xam ni moom nga bëgg a utiliser nga utiliser ko ñun tey par exemple dañu préférer utiliser ceeb bu sew à la place de ceeb bu dijj ku mu neex parce que originalement ceeb bu dijj nga koy defee booy xool Espagne ñoom bu ñuy defal paella li ñuy def mooy dañu am paellera moom la ñuy wax ni li ñuy toggee paella si boppam daal donc day mel ni comme plat bi nii si la ñuy defee lépp mais ñoom seen bos quand même dafay am tendance mu xaw a tooy tuuti te ñun xam nga Sénégal moom mooy loolu luñ ñu munti jàngal aussi ñun dinañ si indi suñu touche personnelle donc moo tax ñu defee ko nii léegi nag ku mu neex jëlal ceeb bu dijj wala ceeb bu sew yaa xam bi nga am moom ngay utiliser donc lan nga si am Oumy amoo leneen loo si sànni. xanaa di ko déjee tout le monde waa Minnesota waa Sénégal sama yaay sama papa Ndey Lalla Khalil Khady tout le monde en tout cas bëgguma lim daal balaa may fàtte. waaw ku lim juum li ñuy wax ku lim juum képp ki nga xam ni rek
yaa ngi safoo bernde di ñu topp di ko seetaan ñu ngi la koy jox may nañ la ko ci xol bu sedd guy di wax nag vraiment souhaité woon nañu ngeen ñëw tey jii ànd seeg ñun mais xam naa ne rek bés du ñàkk daal tey nag dañu am ki nga xam ne moom mooy ñëw ñamal ñu togg bi ñu koy wax nag Kor Oumy Fall muy nag Alioune waaw Kor Oumy donc déedéet dama lay bàyyi yow nga yeggali ko kon nag Kor Oumy mooy ñëw. gañe naa. gañe nga de. non bii moom ku ko xool moom xam ne gañe naa. gañe na de. donc yow nag xane yow yaa ñuy wax tey jii. liggéey moom xam naa ne bala maa ñam sax de neex na. waaw waaye xam nga ma ñam confirmé ko. léegi xaaral defal ndànk bala ngaa ñam. waaw moom il faut da ngay d'accord benn affaire. muy naka su neexee man la. su melee defal ndànk loolu daal mooy kii bi baa ma gàddu samay palaat dem ak moom. su fekkee am na leen lu mu xaw a saf lu bokkul rek xamal ni moom mii la moom la léegi kii ko foofu sa chéri bi de jàpp si léegi nag foofu la xam nga dañ nekk fan lay commencé lay xool fi ne li ngay wax daal rek déggu ma ko de commencé fu la neex fu la neex partie bi rek laa signé woon jeex na ñam bi daal fu la neex a ñëw quoi bismillah dagg kay noonu lañ koy wane. léegi sëñ Madiama moom du ñëw. waa kan. boobu neex na quoi sëñ Madiama non sëñ Madiama du ñam moom bàyyi ko fu. léegi waaw bu ndaw ba mooy ban. lii Little Smokies. léegi nga ne lii nu mu tudduti. super bi. déedéet lii nii. boobu laa doon wax de beneen laa doon wax de. ban Adamu bii nu mu tudd. ñam bi doy na. kii. non. waaw bii nu mu tudd Alioune. léegi waxoon naa ko bii au début ne man. boo ñëwee di ñam da ngay añ. léegi il faut ma am ay 3 coups doo nga xam affaire bi lu mu soxla man ma dem may suñu caméra. 3 coups benn du ma ko xam quoi bokkuma ak gars yu foore. waaw mais il faut nga wax ma bii lan la nag léegi nga ne ma naka la tudd Buuja. Buuja daal nga ma wax moom nag moo fi indi woon Buuja moo fi indi woon Buuja. non mais ñu ngi may siis. gars yi bi jaar na paas ñëw maa leen wax loolu. jaar na ko de moom def na ko. macha allah macha allah macha allah. léegi ku ko togg. léegi ku togg. non yéen ñaar ñëpp. de kenn ngay choisir nag. non mais jarul choisir ñaar ñëpp nekkoon ci bi ñëpp gis nañ ko quoi. yow déggoo li ma la wax. présentation bi nice na non sincèrement. neex na quoi. it's very very good. merci beaucoup thank you again. yal na rees ak jàmm waay. kon pare nga nii xaar mu ñëw déet pare nga kay fi mu ne nii. lekk nga ba sa biir fees moom kay suuf wax leen rek. lekk nga ba sa biir fees léegi damay gàddu sama xoolal damay gàddu sama palaat moom man ak Oumy dañuy gàddu tibb fay. rafet na trop. sama papa nekkoon wax lan. rafet na de waaye lan la ñu war a commencer. dina lekk ba pare fàtte benn affaire. benn ki ñu jàkkaarloo loolu lay wax sànq nee na lu mu wax nee na waaye lii moom pareegul ba tey mi ngi noonu daal. kon nag soxna Maro si yow tamit yaa ngi ci biir. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi yéen a ko gisandoo di leen jaajëfal si gunge bi ngeen ñu doon gunge comme ni ngeen ko tàmm di defee saa su ne di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah. kon nag ñu leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di joxe rendez-vous ba semaine prochaine incha allah ñu dem barkeelu ji tuuti. waaw ñëw leen ñu barkeelu kaa leen ñu añ bon appétit. قدر ما